mbokk yi xarit yi salaamaaleykum ginnaaw bi ñu leen nuyoo dañuy am mbégte bu baax a baax ak contentement ñëw yéen seen chaîne Label Dia Média TV te nag ñuy am mbégte bu baax a baax ñëw ci yéen tey seen émission bi nga xamante ni tey macha allah mooy taxaw seetlu tey mbokk yi taxaw seetlu bi ñu fas yéene def tey mu nekk taxaw seetlu boo xamante ni tey gis nañ situation Sénégal li nga xamante ne moo fi nekk rawatina nag surtout ci wàllu politique. wala sax si wàllu li nga xamante moom mooy wàllu jeunesse bi ndaxte Sénégal actuellement ni gis nañ tolluwaay bi nga xamante ni moo fi am mu nekk loo xamante ni lu doy waar la. bokk na tey nag mbokk yi xarit si li ñuy waxtaanee comme ni ma ko waxee léegi nan laal ci wàllu politique parce que gis nañ situation politique actuellement nii muy li nga xamante ni moom la ñuy préparé muy élection législative yi gis ngeen actuellement nii gars yi ñu ngi si parrainage bi. mais également dinañ waxtaanee li nga xamante moom mooy wàllu ndaw ñi muy jeunes yi ndaxte gis nañ actuellement nii jeunes yi situation bi nga xamante ni ñu ngi koy dund fii Sénégal. tey daal en tout cas mbokk yi xarit seen émission taxaw seetlu lépp loo xamante ni ci wàllu actualité rek dinañ ci waxtaan ànd seeg ki nga xamante ni tey moom mooy Moussa Mbaye nekk acteur de développement nekk également directeur d'école ni ñuy def rek mooy dañ koy bàyyi bokk également ci fi nga xamante ne moom mooy coalition bi nga xamante ne moom mooy faw dañ koy bàyyi rek mu nuyoog internetu Label Dia Média TV su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi Moussa maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw asalaamaaleykum sëriñ bi maa ngi lay ziar di ziar. seen waa kër gi di ziar spectateurs yi ñuy seetaan yëpp téléspectateurs yi di ziar képp koo xam ne rek yaa ngi ñuy dégg waaw di ziar sama famille nag di ziar sama famille bu baax a baax a baax a baax samay waajur samay soxna sama ñëpp di ziar samay xarit di ziar waa Sénégal yëpp daal alhamdulilah. waaw yaa na tey le fait que nga nekk acteur de développement nekk directeur d'école. xam naa si actualité la ñuy njëkkee muy tey li nga xamante ni gis nañ ko moo xew Sénégal mooy li xew tey ci hôpitaux yi mooy gis nañ actuellement nii scandale bi nga xamante ni tey moom moo xew Louga jigéen ji nga xamante ni moom moo accouché ñàkk bakkanam tey xam naa ne foofu la ñuy njëkkee waxtaan balaa ñoo dugg si yeneen sujets yi tey bi nga déggee loolu ak situation santé Sénégal en tant que acteur de développement loolu bañ jàngat nga ci am est-ce que tey Sénégal bu ñu naan Sénégal mi ngi avancé ñu dem ba toll ci àdduna ay jigéen di war a wasin di am problème ak li xew si hôpitaux yi tey loolu bañ jàngat nga ci am. waaw alhamdulilah yaakaar naa question bi nga questionné nii bi nga posé mooy question bi ëpp solo ci jamono ndax doomu aadama ñaar rek la am juddoom ak bis bu mu fiy jóge ñaar yooyu mooy li tënk doomu aadama. donc mu nekk ñaar yi nga xam ne ni yaakaar naa moom lañ war a gën a bàyyi xel ci am réew. fi ngay juddoo ak fi ñu lay denc bis boo faatoo. ñun réewum Sénégal nag yaakaar naa ñaar yooyu moo fi gën a doyadi. ñaar yooyu ñoo gën a ñu jéggal ma ci kàddu gi moo gën a ñàkk fayda ci li ñàkkal fayda ñun si waa Sénégal. fi ngay juddoo. boo demee ci yenn village yi balaa may ñëw Dakar damay commencer sama mbokku villageois yi ndax man villageois la foofu li fa nekk vraiment doy na war. te pourtant ñooñu dañuy fay impôt. élection bu jotee dinañ fexe ba yóbbu leen ay bureau de vote yóbbu leen ay urne yóbbu leen lépp lu war pour élection yu baax pourquoi pas li leen di yóbbalee matériel électoral boobu noonu. duñ ko def pour yóbbu leen. leneen li nga xam ne ñoom moom lañ soxla. yow li nga soxla yow pour ñu voter la bu jotee di nga leen ko yóbbul ba mu mat waaye bu paree ñoom li ñu soxla mooy li nga diggante ak ñoom hôpital yi yeeg ndox nag. ak leneen ak leneen nga ne leen bàyyi ba élection jotaat. hôpitalu Sénégal damay dégg ñu bari naan mouroir la waaw duma ko weddi nag ndax yaakaar naa am na fi hôpital yoo xam ne nii. boo fa duggee nit ñi dootuñu amati ci yow yaakaar. waaw am na hôpital yoo xam ne ni seen réputation baaxul dara. te loolu c'est loolu musiba la. Sénégal fii am na da ngay tudd benn hôpital mooy la wu ko bu fa dem wala sa jabar dafa bëgg a wasin bu ko yóbbu hôpital diw. loolu yaakaar naa ne waa hôpital bu war nañ xoolaat seen bopp. ndax hôpital li si njëkk comme structure yëpp mooy accueil. doomu aadama. dañ koy accueillir. accueil bu neex ndax ki jagadi ba ñëw hôpital boo ko waxee wax ju neex genn wàllu feebaram faj nga ko.
mu des nag waxtaan ak moom bindal ko ordonnance. mais fii da ngay dugg hôpital kii ngay jëkk a waxal. xool bu bon nga ci mujjee am. da yokk sa jàngoro. ndax bu dee jàngoro day bette yaakaar naa boo demee hôpital waruñu laa mën a laaj daggal ticket. man loolu bokk na si li ma njëkk a contre. ndax jàngoro day bette mbir la boo xam ne da lay fëgg di ko guddi na la hey jugal. yóbbu damay dem hôpital force bu dee fanaanoo woo ko foo jëm musiba day am. ma wax la loo xam ne nii lu ma dund la. sama soxna man toll na ci am bébé guddi kenn du fanaanoo xaalis. ndax léegi système bi tax na sa xaalis mi ngi ci compte bancaire yi wala sa compte Orange Money wala sa compte nangam. guddi affaire yi dab ko ma jël ko yóbbu ko ci hôpital bi ñu gën a jege mooy hôpital Serge Brion bi ñu ne ma dañ koy césarienne te ñoom amuñu matériel yooyu te mooy structure bu ñu gën a jege fii. léegi dañ may yóbbu ci kii wu Kër Massar bi ma dem fa guddi ki nga xam ne ni mi ngi toll ci matu ak ni mu metti ñu ne ko foofu du ñu liggéey guddi seen bloc opératoire bi du liggéey guddi nañ ma yóbbu hôpital Camp Thiaroye. lépp maa ngi paas te li ma dencoon ci guddi gi du ma yeggee Camp Thiaroye paas si la jeex ndax man du may yore xaalis liggéey lu bari ma yegg Camp Thiaroye daam bi ñu fa fekk nañu fii nga sax gis nga xale yi ñi ngi accouché par terre ay basang lañ leen dalal ñu fi accouché ndax jamono ji dafa doy war suñu kii matul. loolu mu nekk première gàcce accouché ak nu mu méttee nga koy lal basang mu ciy tëdd. loolu jekkul rafetul. loolu xar sax samay xar sax bu ñuy accouché bu ma ko fekkee dinaa fexe ba mbote bi bu ma koy teg ma teg ko ci lu dul ay saako. mbote xar laa la wax. waxuma la ak nit nga koy rawale di ko teg ci ay basang. loolu jekkul rafetul fiñ bi mu ne ma fii fees na mënuñu la fi jël xanaa da ngay dem hôpital bi nekk Patte d'Oie. ma ne ko soxna si instant bi ma lay wax nii yor naa xaalis de mais nekkul sama poche mu ngi sama compte te guddi gii nii may wax ak yow ni 2 heures du matin 3 heures du matin aw ma fu may dem di fa retiré. dimbali ma ngir yàlla nga jëlal ma ko ndax paas bu may paasee dem fële sax yoruma ko nii mu ne ma vraiment je suis désolé mais loolu laa ci mën loolu moom loolu laa lay wax te dañuy liggéey sax nag yaa ngi ñu tardel mu nekk wax ju ma métti trop may xool soxna si mu sonn lool yàlla xam na ko jour boobu sama aduna xaw na tukki ma woo waay juru sama soxna ci guddi gi ne ko expliqué ko cas bi mu taal oto mu ñëw jël si ñu yóbbu ñu hôpital bi nekk Patte d'Oie. Nabil Choucair. Nabil Choucair ñu fekk fa waaju baax macha allah ma koy ziar au passage. seen accueil bi macha allah vraiment ma expliqué ko cas bi mu ne ma amul benn problème boo xëyee nga dem banque bi retiré sa xaalis ñu jël ko dugal ko ci biir. te yeneen hôpital yëpp dañu doon bañal loolu pourtant. ñu jël ko dugal ko ci biir bala la am demee mu mucc ci jàmm bu ma xëyee matin ma dem ci banque bi retiré sama xaalis ñëw fay loolu man dund naa ko. ci musiba boo xam ne ni loolu tey bu ñàkk bakkan xajoon na fi. demal fii ba 4 fois 4 hôpital nga def ko ci benn guddi. dañuy bàyyi xel ci yenn affaires yi. feebar jagadi ak wasin dafa nekk yoo xam ne day bette. kenn du ko waaj. du lu ñuy waaj seex bi feebar kenn du ko waaj. feebar nit ñi dañ koy daw waaye duñ ko waaj. matu kenn du ko waaj day xëy na la koŋ-koŋ tey la. donc yooyu noonu dafa nekk yoo xam ne nii dañ laa war a faj ba nga pare. ñoo jox la reçu ne la nag léegi noo ko mën a fayee. man loolu laa gëm tant que Sénégal yegg si wuñ foofu nekkuñ ci am réew. loolu daal vraiment maa ngi koy ñaan suñu waa dëkk maa ngi koy ñaan ñi nga xam ne ni buñ ci àddoo sotti. ñu dimbali soxna yi ngir yàlla. ba bu ñuy muccati. ñu bañ leen laaj benn dërëm
te bépp hôpital bi leen gën a jege amul centre de santé amul case de santé amul poste de santé ñu def fa lépp luy war ba nga xam ne nii ki war a am mucc bu fa ñëwee fa lay muccee ndax jógal fii demal fële. bakkan xaj na si. te bakkan dafa foor. ñi am nag ñoom seen avion la ñuy gaare bu ñu gisee ne da ngaa sore yóbbu la États-Unis wala yóbbu la nangam ndax boo leen waxee ñu ne la foofu moo gën a ëpp sécurité. dañuy dem aussi ne fa pare ñëw Sénégal ut fi këyit. kon cela veut dire que ut këyit yóbbu leen fa de mais sécurité rawale seen nafsu moo leen fa yóbbu. kon ñun ñi fi nekk di folli ñun moom suñu bakkan ak bakkanu ginaar ñoo yem. loolu lu ñaaw la sox sëñ bi. jërëjëf. kon mbokk yi xarit yi dégg ngeen naa loolu benn entre parenthèse la woon boo xamante ni ñu ngi ko doon def parce que actualité la ah dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni moom la Moussa Mbaye wax mu nekk kàddu yoo xamante ni état bi la ñu interpellé ndaxte ñëpp xam na ni Sénégal plateau médical bi fi am dafa am problème loolu moom ñëpp a ko xam nga ba tax na état bi nañ gën a bàyyiwaat xel surtout jigéen ñi nga xamante ni dañuy wasin bu ñu nee Dakar peut-être sax xaw na tane parce que Dakar boo demee si hôpital bii ñu ne la demal feneen di nga am possibilité dem fii dem fee mais tey boo duggee ci fi nga xamante ni tey moom mooy tey ci village yi da ngay gis jigéen ñi nga xamante ni sax bu ñuy wasin comprendre nga wala bu ñu bëggee am doom ci kaw saret la leen teg loolu nekk loo xamante ne image yu ñaaw la vraiment ci Sénégal.